asalaamaaleykum mbokki Géoul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci quartier bu ñuy wax Diédiagne ci Géoul tey li waral taxawaay Géoul Art TV tey dafa am lu am solo loo xam ne tey def nañ ko fi muy Fatou Ndiaye moo fi def jëf joo xam ne tey jëf ju am solo muy don yoo xam ne da ko joxe fii ci orphelinat bi nga xam ne Matar Ndiaye moo fi nekk jiite ko tey Fatou Ndiaye indi fi ay dons yu am solo muy ay man la ak dund goo xam ne xale yi ci lañ fas yéene dund muy acte boo xam ne tey acte bu rafet la Géoul Art TV wàcc si fi fas yéene na woon jëf ji nga xam ne soxna si def na ko tey kon ñu dugg ci biir ñu taataan kàddu ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey ci li nga xam ne moom mooy bis bi tey ci li nga xam ne mooy Géoul kon ngeen topp Géoul Art TV mu dugg ci biir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كثيرا على كل حال sant naa yàlla bu baax julli ci yonent bi tubaar fa kàlla man maa ngi tudd Mbarka Ndiaye dëkk fii ci Ngumba Ngeewul duddoo fi mais actuellement maa ngi sëy fi ñuy wax Géejawaay maa ngi fa nekk foofu conseillère municipal nekk fa bàjjenu gox nekk fa relais communautaire sanitaire relais environnement vie en même temps nekk fa conseillère familiale à la case du tout petit macha allah. waaw Mbarka tey ñu gis sa teewaay ci jëf gi nga xam ne tey soxna si def na ko fi. muy jëf joo xam ne tey ju askan wi yëpp di rafetlu muy don yi nga xam ne indi na ko fi muy mat la ak li nga jëm ci wàllu dundu xale yi tey bu ñu bëggee déglu sa kàddu. ci jëf gi tey fan nga ñuy dooree li nga xam ne moom mooy jëf kàddu bi tey. waaw fi ñuy dooree mooy benn objectif boo xam ni ki nga xam si moom bis bi macha allah muy Fatoumata Ndiaye benn objectif boo xam ne daf ko bëgg a atteindre bëgg koo jëmale nag ci les orphelins muy orphelinage fii nga xam si nag mooy dëkkam di dëkk maamam am fi benn orphelinage boo xam ne si fii yàgg na ak ñoom orphelinage bi magam moo ko taxawal bu ñuy wax Mokhtar Ndiaye mais moom mu dugg ci bëgg cee jàppale pour le bien-être des enfants bëggul daal orphelins yi ëllëg ñu gis ñoom tristesse wala ñu gis ñoom détresse wala ñu gis ñoom loo xam ne si dañuy am ñuy xalaat bëggul ñu gis ñoom ay figue maanaam di daw ak i fàq moo tax mu ne moom kon lu mën a am dina ci jàpp moom ak ay bonne volonté yoo xam ne ce sont des donateurs yoo xam ne ni ak ay mbokki boppam famille yaayam ay rakkam ju jigéen koko ñoom ak ay rakkam yoo xam ne ñu ngi Côte d'Ivoire ak ay magam yoo xam ne ñu ngi fii en Amérique ñoom ñoo ko jàppale daal initiative bi ak benn kii ONG bu ñuy wax GoFen léegi foofu la donateur yi di dugg di ci jàpp mu boole ko ak ay fonds propres yoo xam ne moo ko moomal boppam pour man dikk rek jàppale orphelinage bi. waaw ñu gis tamit li nga xam ne indi na ko fi ci doom muy matelas yi ak kii ndax mën nañoo xam tey li nga xam ne dugg na fi ci wàllu matelas ak li nga xam ne moom moo xam ne dugg na ci. waaw macha allah loolu boo ko évaluer ay millions la parce que 40 matelas yoo xam ne yëpp dafa ànd ak uus
soo ko boole seen drap rek ça coûte des millions mu boole ci nekk def des denrées alimentaires def 5 bidons litres yu mag yi 20 yi def 5 sacs de riz yoo xam ne si 50 kilogrammes lay pesé mu def ci 5 mu def biscuit 10 paquets def lait 2 paquets def boisson sucrée 10 paquets def ndox macha allah def beurre def meew def dugub def une enveloppe de 150 000 defaat beneen enveloppe boo xam ne si reçu bi boulangerie bi moo ñu ko jox muy 2 mois de pain yoo xam ne si ñi nga xam ne orphelinage bi ñoom ñoo ko war a consommer en attendant bu jeexee mu jëm a set li ko yàlla jàppale waate nu mu ci continuer di jàpp. muy jëf jëf ñoo xam ne tey yan kàddu ngay lancé li nga xam ne mooy parents yi nga xam ne parents d'élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci jëf ji nga xam ne moom def na ko tey ci li nga xam ne moom mooy orphelinat. parents yi li ma leen di wax mooy ñu jàpp ci jàppale waale Muxtaar parce que Muxtaar c'est notre frère macha allah y a l'existence am na dëkk bi am na orphelinat kon déjà loo xam ne am na fi la lu fi am ba pare la. léegi récipiendaire la loo xam ne si ñoom ñi nga xam ne mooy faatu moom dafay def la sensibilisation nga xam ne sensibilisation bi daf ko jëmale ci fonds ay recherche de fonds yoo xam ne si da koy dajale soit ci ay mbokkam soit ci ñoo xam ne des donateurs yoo xam ne xëy na sax xamu leen mais suy def loolu bëgg na famille bi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fii ak bu dëkkee ailleurs ak feneen ñu jàpp ci comme famille Fatou bi nga xam ñoo nekk à l'extérieur ak bi nga xam ne ñoo nekk Dakar parce que ndimbal tim na ci fekk loxol borom su fekkee ñoom ñu ngi jàpp Fatou di jàpp dafay gën a jëm kanam parce que benn loxo rek buy tàccu tim tàcc bi day wéet mais bu ñëpp jàppee dëkk bi jàpp famille yi nga xam ne si ñu ngi fi xëy na jege nañu du ñàkk ñoo xam ne si mën nañu dara bul xeeb bul yem loo ci def rek mu ànd doog bis la Fatou yi def su ko defee balaa ñuy waxaat ay 2e édition fekk ñu mën a dellusiwaat ci kàttanu yàlla ci jàmm defaat ay xéewal. waaw ñu gis Matar Ndiaye di ko xam ne moom la fekk fii andil ko li nga xam ne matériel bi yan kàddu nga yëkkati jëmm jooju nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne mooy orphelinat. waaw Matar dañ koy ñaanal yàlla parce que lii la fekkoon ay waajuram di ko def mu dundalaat ko kon moom c'est à saluer dañu koy ñaanal yàlla mu mottali. di ñaanal oustaz yi nga xam ne si ñoom ñoo fi nekk ak les maîtres ñoom ñi nga xam ne si ñoom ñooy nekk ci xale yi guddeeg bëccëg di leen ñaanal yàlla na yàlla sàmm leen defal leen jàmm. di ñaanal comité bi nga xam ne moom fi taxaw muy comité parents d'élèves yi nga xam ne nga xam ne Fallou Gaye moom moo ko jiite ak sunu mag bu ñuy wax Fat Diallo ñoom tim dañu fiy def ñoom bu ñëpp meloon na ñoom kon lii journée yi day gën di neex parce que ñoom ñu ngi boole seen dërëm ak seen daqaar di cotiser di def fii. kon ñoom tim dañoo jara ñaanal comme ni Mokhtar jara ñaanale nga xam ne si Mokhtar tim mi ngi dem lu mu mën ak lu mu mënut sonn na ku yor ay xale xam ne sonn na loolu la Fatou sentir moo tax mu ne naa jàppale sama mag ba nga xam ne si xëy na yu bëree bëri yoo xam ne coono la dina ko wàññil waaw loolu tax Fatou wàññi. Fatou c'est une sœur boo xam ne juddoowul fii Géewul moom juddoowul fii mais fii lay ay origine am nekk. parce que papaam mi ngi fii ñuy rob yaayam ñu ngi ko rob Dakar mais sénégalaise la pure nekk na États-Unis plus de 30 ans am na fa njabootam mi ngi foofu mi ngi nekk foofu tubaar fakkaale bi muy dugg aux États-Unis infirmière d'état la léegi nag dafa ber propre affaire am léegi nekk ci ay business boppam waaye fi cursus scolaire am mi ngi ko defee dëkk bu ñuy wax Burkina Faso ñoom la ñuy wax léegi dëkk bi moom la ñuy Burkina Faso waaw foofu la defee cursus primaire am ak seconde ak yëpp fa la ko defee léegi papaam ñibbisee fii nag di la ànd ak moom nekk fii après muy dem Côte d'Ivoire parce que famille yaayam ñoom ce sont des Ivoiriens ñoom ñu ngi foofu ba léegi ñoom ñu ngi foofu kon moom tubaar fakal su ma bëggee wax daal nit ki li ma ko xamal daal mbokk la parce que man c'est ma sœur sama grande sœur ba pare frère am moo sama borom kër parce que noonu la jaxasoo mbokk noonu la jaxasoo
mais daal su ma la ko bëggee waxal daal mooy nit koo xam ne si daal elle est plus que parfaite su fekkee mën na maa wax loolu nit la koo xam ne macha allah ku ànd ak dignité ku am personnalité koo xam ne si bëggul dara tricherie lépp looy wax ba dugg ci tricherie Fatou effacé na bàyyi na la koo xam ne si lépp lu mu lay wax tim dafa la koy wax nii sans gêne su paree su ngeen dee rayante ngeen rayante su ngeen paree ngeen àndaat ba pare elle est généreuse nit la koo xam ne si tubaab fa kàlla générosité am daal man mënuma koo ab fenn. li may tëjee mooy comme man ndaw laa rek lu ñu yónnee Fatou kii groupe bi tubaab fa kàlla dafa yaatu parce que am na ñu nekk ci moom am na ñu nekk Dakar staff bi man nag man maa ko nekkal fii avec sa sœur Coco léegi ñun lépp loo xam ne action la dañ ciy dugg parce que du fii rek lañ koy yemale géewul y a d'autres actions yoo xam ne moom da koy def kon Fatou nit la koo xam ne si li tubaab naan la manière de donner vaut mieux ce que l'on donne day nit koo xam ne bu joxee ba pare lay kontaan balaa heureuse sax dafay joxe bu xoolee xale yu kontaan Fatou dafay jooy nee na moom bëggul gis benn xale bu souffrir nee na bu sañoon tous les enfants dañuy gis seen regard yi day dellusiwaat seen sourire yi day dellusiwaat bien vrai que am na fii mais adduna bi lay wax xale yi adduna bi lay wax nee na bu sañoon guerre bi violence yi méttital xale yi violation faite aux enfants yi nee na bu sañoon yooyu yëpp day jeex ci àdduna su sañoon tim la pauvreté dafay diminuer ko mënul jeex mu diminuer ci àdduna bi ba nga xam ne xale yëpp dañuy sourire dañuy ree dañuy nekk ci seen jàmm nee na bu sañoon wax dëgg yàlla loolu lay def te elle est généreuse générosité boo xam si kenn mënu koo àpp Fatou daal ku neex a defanteel la ku neex a séqanteel ay mbir la bala nga koo laaj mu jox la bala nga koo ñaan mu may la di terale moom daal tubaar fakàlla macha allah yàlla muy barkeel yàlla na ko yàlla barkeel yàlla muy wéral yàlla na ko yàlla wéral yàlla muy suturaal yàlla na ko yàlla suturaal yéen itam ñoo ngi leen di gërëm di yéen la presse ñi ngi gërëm ñi nga xam ne si ñooy les traditions comment dire la comité d'organisation bi nga xam ne si ñoom démb ba léegi ñu ngi ciy jàpp ñoo gërëm commune bi yëpp ñu ngi gërëm délégué de quartier notable yi ñëpp ñi nga xam ne si participer nañu de près ou de loin pour la réussite de cet événement ñoom ñëpp ñoo ngi leen di wax merci merci bu amul àpp. merci beaucoup. sëñ Alpha ñu ngi lay delloo ziar di leen jaajëfal seen taxawaay bu baax a baax ndax lii moom vraiment duñ la guleet ñun ñi leen xam ndax lépp loo am na géewul rek da ngeen fi taxawaay bu mat sëkk xool leen si dara jàpp ne doomu géewul ngeen kon loolu ñu ngi leen si remercier bu baax a baax di jël kàddu nag si turu li nga xam ne nii comme présentation Fallou Gueye bokk si ñi nga xam ne nii moom mooy ñi jiite parents d'élèves yi am nag ñu ma si àndal mooy ku mel ne maire Fat Diallo di ko gërëm moom si taxawaay bu baax a baax di gërëm tim ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Ndiaye ñu ànd si liggéey bi ñun la yàlla dogal daal ñu teg ñu fii si kër gi si daara ji ñu def ko tim liggéey boo xam ne liggéeyu ab jaamu yàlla la ndax fii jàpp naa ne boo nee alxuraan wax ay ndongal tout tànk yoo xam ne nii xëy na seen aaj tollagul fenn kon béréb boobu ko fay def rek yaa ngi defal yàlla kon nag loolu moo tax ñun ñu jël suñu participation jël suñu volonté xaaruñu si kenn nag ba kuñ si fekk it dañu sa fekk si ndimbal mais ñi ngi si parce que li tax loolu mooy li nga xam ne ni tey moo war a bisu tey bi muy cérémonie bi tax ñu koy def tey te ki ko def tamit wax dëgg yàlla def na li mu war a def parce que lim jël di ko def moom tey ji da ko fee war a def ndax benn muy doomu daara bokk si daara ji waññeek dëkk géewul kon jàpp naan su defee loolu def na li mu war a def mais ñu it en tant que parent d'élève tamit ñi ngi si woon ndax am na loo xam ne jiitu na fi woon lu jiitu lii mooy que dañoo fexe woon ba ñun chaque fin du mois képp koo xam ne da nga nekk parent d'élève nga joxe 1000 francs parent d'élève nag bu ñu ko waxee waxuñu rek ku sa doom nekk ndax tey jii jàpp naa ne man mi nga xam ne maa jiite woon loolu dem naa ba si ñoo xam ne sax seeni doom nekk fii mais participer nañ ndax benn li ko waral mooy géewul beneen bi li ko waral mooy alxuraan beneen bi li ko waral mooy defal yàlla kon nag loolu social boobu jàpp naa ne ñi ngi si woon kon nag bu si Fatou indiwaatee lii kon dañ koy jaajëfal bu baax si geste bi nga xam ne def na ko. tey ñu gis Fatou def jëf jooju nga xam ne mooy lu am solo loo xam ne tey gis nañ taxawaayam ci li nga xam mooy orphelinat bi
mu war a nekk royukaay boo xam ne képp koo xam ne nekk nga ci géew bu rafetlu nga ko tey mu indi ko fii ci daara ji tey ji ñu bëgg a xam tey ñaata classe moom moo nekk fii ci li nga xam ne moom fii waaw fii si orphelinat bi li ñu fi mën a wax li nga xam ne ni ko moo fi nekk si nombre d'élèves mat na 40 élèves loolu nag jàpp naa ne tey jii liggéey bi Fatou def jàpp naa ne bu gënee yaatu élèves yi xëy na daañ gën a mën a participer bu baax a baax ndax tamit dañu xam ne daara dafa soxla ndimbal dafa soxla lu bëree bëri kon nag rôle bi si Fatou joué jàpp naa ne tey jii nombre bi ñu am si kanam tuuti comme mois de août bi ñu nekk incha allah si kàttanu yàlla bu ñu si gënee góorgóorlu bu ñu fi ñëwaatee da ngeen fekk beneen effectif ndax tamit lii dañ koo soxla kon suñ demee ba am appui bi jàpp naa ne kon daara ji dina gën a jëm si kanam beneen bi mu si dooleeg tamit mooy di gën a lancer message rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si daara ji ñu ngi mel ne tey jii man ñi nga xam ne ñoo nekk si parents d'élèves yi ak képp koo xam ne nii sax xëy na yàlla dogal na sax amoo fi doom dañ lay solliciter nga ñëw jàpp si liggéey bi ndax jàpp naa te tey jii ku dellu woon ginnaaw xëy na doon yox-yoxu si daara ji geste bi Fatou def war na laa war a gën a encourager wala gën a pousser nga gën a jàpp si daara ji parce que benn doomu njaayeen la ki nga xam ne ni moom moo nekk si bopp bi ñoo bokk même famille comme daanaka moom daara ji daaraam la mu wàññeeku waat participer en tant que loo xam ne nii que social la muy ndimbal parce que ndimbal bu ñu ko waxee da nga koy def te xooloo si lenn xëy na li ñuy def sax tey jii bu du woon tey jii ñi mu ko seqal moom soxlawu ko ndax kuy def ngir yàlla moom xëy na doo soxal lii waaye nag boo nekkee say nawle ñu lay dimbali day baax ndimbal loolu nga xam ne leen que ne la lii kat yegg na comme ñoom mën ñu fee ñëw loolu moo tax kon ñu waral ñu def lii kon nag geste boobu moom dañ ko siy remercier di ko si ñaanal parce que man wax dëgg yàlla bañ xamante yàggul même pas 2 jours mais ni ma ko déggee daal nit koo xamee ni daal engagement am lay jël te lii muy def da koy def te xoolu si kenn koo xam ne ku si remercier wala ku naan ko lii wala lii kon engagement bi mu jël dañuy lancer message boobu képp koo xam ne parent d'élève nga yaa xam sax nga nekk géewul wala nekkoo géewul ñu ngi lay lancer message ci sama kàddu xëy na dina tuuti nag mais su ma jëlee si kàddu bureau bi muy parent d'élève yi di wax ñëpp ñu jàpp si rek parce que ñu xeebuñu dërëm xeebuñu ñaar dërëm te incha allah si kàttanu yàlla social boobu dinaa ko reprendre nam ko doon def dinaa ko defaat parce que Fatou poussé nañ te teg nañ si yoon kon tey ji war nañoo mën a góorgóorlu bu baax pour fi ñu mën a yegg ñu yegg fa daal waaw. ñu gis li nga xam ne moom la orphelinat bi kilifa yi nga xam ne nekk bi Matar Ndiaye tey moom Fatou defal ko li nga xam ne tey jii ku ko gis rek dana ko gën a respecté bu gën a naw ci li nga xam def na ko tey yan kàddu yëkkat yi ci jëmm jooju nga xam ne Matar Ndiaye yaram ñu njariñ fi nga xam ne. waaw Matar moom vraiment que moom man moom lu may waxit yàlla rek laa si seet ba pare mais dafa jar a remercier parce que tamit lii yombul parce que ñun ñi nga xamee nii sax suñu doom yi dañu fee nekk bu ñëwee vacances dans quelques jours dañuy yàkkamte waa sax ñu demaat kon nekk ak xale yomb na yombul kon moom bu mën a jël acte boobu xëy na bi ko yàlla dogalee mënoon na am beneen initiative boo xam ne mën na ko see def leneen ak leneen kon su ñëwee créé daara lu mel un internat si géewul fii kon jàpp naa ne loolu geste la boo xam ne ni géewul gépp la ko defal wàññeekuwaat ñëpp xam nañ ne jamono jëm toll nii ku yor sa kër sax xam na ne metti na kon boo demee ba gérer daara jël ay nombre d'élèves yegg benn niveau bi kon metti na mais lépp tim ba ko jël def ko rek ngir yàlla rek Matar chaque jour boo ko waxee mu la mën na li may def ngir yàlla rek tax am na ay cas sociaux yoo xam ne ay cas sociaux yi fi nekk yoo xam ne nii ñoom te dañ leen di jël en charge ñoo xam ne am na ñu leen di fayal kon loolu mi ngi bokk si ndimbal ba léegi kon Matar yoon bi mu nekk man de loolu laa ko waxoon bi ma ñëwee dama ne ko man daara ja xëy na sama doom a ngi fi mais tey ji su ma demoon ba sama doom nekkutu fi sax du mu si tegg sama tànk parce que li la war na képp ku citoyen war na képp kuy jullit kon man loolu dama ko si remercier di ko si ñaanal te heure bu teggee tànkam fu mu ci teg si daara ji rek ma dinaa si teg sama tànk engage boobu nañ jël ak ñi nga xam ne nii moom mooy parents d'élèves yi waa xanaa di gàttal rek di remercier waat ñi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey muy parents d'élèves yi parce que su ma si jël kàddu xëy na ñoom ñoo mag ku mel ne maître Fatou Diallo ak Ibrahima Ndiaye ñoo ñoo mag si âge mais nag suñu jëlaatee lépp jox ma rek kon man seen kàddu laa yore en tant que taxaw leen ku mel ne ndaw ñoom ñu nekk ay mag ma war leen a liggéeyal di leen remercier parce que confiance boobu ñu am si man ba tax ñu jël seen lépp seen kàddu jox ma wax di yàlla du lu ma liggéey di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk si daara ji parce que boo nee daara wax ñi nga xamee nii ñoom ñooy saytu xale yi parce que ñun xale yi duñ tëdd ak ñoom xamuñu ndax ñi ngi feebar xamuñu ndax ñi ngi lekk kon ñi fi nekk ñu commencé ñi leen di jàngal ak ñi leen dañ leen war a remercier parce que nekk ak xale dafa yombul ñun tey ji suñu doom yi dañuy wax rek chaque fin du mois dañuy fay mais dañuy dem hôpital di dem pharmacie mais kenn mësul ñëw sa doom ñun la lii pharmacie bi demal jënd ko wala kii lépp ñun ñoo koy gérer xamoo ndax guddi tey ji bu ñu yeewoo guddi kan moo leen yee demal sawi demal def li kon ñi nekk ak ñoom tey ji dañ leen war a gërëm tey ji ku doon joxe fii sa paiement bul xool na maa ngi fay
parce que sa doom yaakaar naa ne kooku ko yoreel tabaski ba tabaski nga dem vacances kon jàpp naa ne kooku jar naa gërëm kon nag ñu ngi gërëm l'ensemble bureau bi fi nekk ñëpp bu ma nee Matar tudd naa ñi fi nekk ñëpp bu ma nee ustaas yi tudd naa ustaas yi bu ma nee ñi fi nekk kon même ñëpp ñi nga xam ñooy fóotal xale yi di leen toppatoo di jël seen dool dafi indi ñu ngi leen remercier bu baax a baax di remercier nag comme dernier mot ñu tëjaale Fatou comme nañ ko waxoon naak si biir di ko ñaanal yàlla parce que mbiitam day tool foo xam te jël tur gërëm def na def ko da nga koy ñaanal yàlla gën koo jàppale gën koo dooleel parce que xam naa ne moom bu ñu ko ñaanalee incha allah mën nañu dem ba yeneen ñëw di si boolewaale ki nga xam itam xëy na moom tey ji moo géré bis bi ku mel ne Mbarka xëy na wax dëgg yàlla moom it l'infatigable parce que xëy na mënoon na ne peut-être sonn naa wala Dakar sori na mais yooyu yëpp moom réussite ak lay xool depuis mu ñëwee ba léegi toogul mi ngi kii wala yooyu te loolu tamit dafa nekk loo xam ne ndénkaan dafa fort parce que nit ki bu ñu xëy si am yow confiance ne la lii yaa ma si doy kon li ngay bëgg rek mooy réussite kon nag moom loolu wax dëgg yàlla may na ko si réussite te moom fekkoon na ko si sax parce que bi ñuy def parent d'élève wax dëgg dugaloon na ci loxo kon bu Fatou ñëwaatee dénkaat ko lii kon dañ si gën a am yaakaar kon daal li ñuy def rek mooy di ñaan yàlla rek yàlla jàppale leen ma leen ndam ba li ñu sumb daal yàlla mañ si réussite si barke Seydina Mohamed. jërëjëf merci. So my name is Abdul Quddus Cissé. I am a retired high school headmaster. So I am here because not of being a member of the staff of the school, but I'm here to translate the message delivered by Mamadou Mbeng, who is the head of the school. So to him ask to translate for the staff, I eagerly accepted, and that's the reason why I am here today. So the words I'm going to deliver are those of Mr. Mamadou Mbeng Daru, who is the head of the school, the pedagogic head of the school. So these words are those of Mamadou Mbeng. First, we would like to start to tell you what Gewul Orphanage is, so a kind of description. So Gewul first is located in Senegal, in the region of Louga, in the department of Kébémer. It is 170 kilometers far away from Dakar. In this orphanage, we have 30 orphans distributed in 6 classrooms, and we have also 2 dormitories. Their education, including their food, their accommodation, their health care, is entirely supported by the school. The first group of students, after 6 years, took their exams, and we had 83% of the students succeeded. It was in 2021, and in 2022 we have similarly the same result with 84% of success. Today we can say also that 11 students have perfectly memorized Quran. Today's ceremony is the result of a partnership between Imam Makhtar's sister named Fatma Tanjai, and the partnership between her and the orphanage of Gewul. Since its creation, the school itself received the never-failing support, moral and financial, from Fatmata Nyang. Following her numerous visits, she understood what the real needs of the school are. Therefore, in addition to her financial support, she comes today to perpetuate this support. And that's why today we received a certain number of things, including 40 matrices and 40 sheets, 100 liters of oil, 250 kilograms of rice, 100 kilograms of sugar, 100 kilograms of millet, 20 kilograms of butter, 20 kilograms of chocolate, 10 kilograms of milk, and an amount of 110,000 CFA francs for bread, and 150,000 cash money to
to meet some expenses in the school. So, certainly, Madam Fatmata Njai didn't want to tell all this publicly, but we had to show this to the audience, to tell them all that she did, to make it clear from the beginning. Therefore, for all this, the community of the orphans, including the parents, including the family, include the Jai family, including also the neighbors, are very happy to this, and they express their gratitude to our generous donors. And we think that this is a first step of a partnership which may last longer, because the school is a new school and has a lot of things they need in the future. For example, they are planning to develop to improve the teaching in the school, and they need in the future to have more classes, to have computers, because the computer science is something very important in our education, and if they want to compete with the other fellows in Senegal, they have to have all these computers, new tables, and internet connection also, and these are the prospects of the school. So this is roughly what Mr. Mamadou Mbeng said, and the audience also were very happy and was very, very grateful to Madam Fatmata Njai. So these are the words I had to deliver. Thank you very much for your attention. Là, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Mamadou Mbeng, je suis fonctionnaire en retraite. J'ai fait 35 ans dans le système éducatif sénégalais. D'abord en tant qu'enseignant, instituteur, en tant que directeur d'école au niveau de l'élémentaire. J'ai fait également le cycle secondaire en tant que surveillant général de lycée. Quand j'ai pris ma retraite, le directeur de l'Institut Mohamed Mokhtar, où on s'est réunis aujourd'hui, Matar Ndiaye m'a sollicité mes services, ce que j'ai accepté à cœur ouvert. C'est une école qui a démarré avec le cycle préscolaire, c'est-à-dire avec 3 sections, première, deuxième et troisième. En 2016, il y a eu une extension avec la création d'un cycle primaire du CI au CM2, avec 6 classes. L'école abrite également un orphelinat pour la mémorisation du Saint-Coran. Ces orphelins sont entièrement pris en charge par l'école en ce qui concerne leurs frais scolaires, leurs frais médicaux et en fait leur hébergement et leur nourriture. La première promotion de l'école s'est présentée à l'entrée en 6e et au CFE en 2021 avec un taux de réussite de 83,3%. Cette performance est réitérée en 2022 avec un taux de réussite de 85%. À l'heure actuelle, l'école compte 11 enfants qui ont mémorisé le Saint-Coran. Il y a d'autres qui sont en voie de finir cette formation-là.
Et donc il faut dire que c'est en fait une école qui fait de brillants résultats, tant au niveau de l'enseignement coranique qu'au niveau de l'enseignement en langue française. Cette école se trouve dans le quartier d'Eidjagne, dans la commune de Géoul. Géoul est une localité située dans le département de Kébémer, à 17 km du chef-lieu départemental et à 20 km du chef-lieu régional, Louga. La localité est traversée par la route nationale 2, reliant Dakar et Saint-Louis. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est le fruit d'un partenariat entre l'école et notre sœur Fatoumata Ndiaye, plus connue sous le nom de Fatou Bobo. Depuis la création de l'établissement, Fatou n'a cessé de nous apporter son appui moral et son appui matériel. Elle nous a rendu visite au moins 3 fois. C'est à la suite de ces visites qu'elle a compris nos problèmes et a décidé de nous venir en appoint. C'est ainsi qu'elle a mis à la disposition de l'école une dotation de 40 draps de lit, 40 matelas, 100 litres d'huile, 250 grammes de riz, 100 grammes de sucre, 100 grammes de... autant pour moi. 100 kg de sucre, 100 kg de mil, 25 kg de beurre, 25 kg de chocolat, 550 litres d'eau en sachet, 10 kg de lait en poudre, 120 boîtes de boissons sucrées, des mouchoirs, un fonds pour l'achat de pain, le petit déjeuner d'un montant de 111 000 francs et une enveloppe de 150 000 francs pour appuyer le budget de fonctionnement de l'établissement. Pour tout cela, le directeur d'école, les parents d'élèves et toute la population de Géoul remercie vivement les donateurs et prie le bon Dieu pour qu'il leur accorde une longévité, une réalisation de leur projet à tout point de vue. Pour terminer, nous ne manquerons pas de solliciter encore l'appui des donateurs pour la mise à disposition de livres, d'ordinateurs et de tables-bancs. Comme vous savez, nous sommes à l'ère du net et il va falloir quand même que les enfants-là soient initiés au secret, n'est-ce pas, de l'ordinateur, une manière un peu de les ouvrir au reste du monde. Encore une fois, nous vous remercions et vous disons bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, Tata Fatou. Thank you very much.